ñu am mbégte nag dalal ko moom c'est un bon client pour la télé ndax day boole ñaar élégance ak éloquence loolu soxla doon ko ci télé moo tax gars yi di sawar di ko invité kon ginnaaw ba nga nuyoo sànq rek ñu am mbégte nag dalal la fi door waxtaan wi ci loo xam ne li naan li ay di jàmbat te nag li ay di jàmbat mooy mbiri mburu maanaam bu nu xëyee loo xam ne bu nu xëyee ñëpp seen xel ci lay dem mburu ak barkeem dem na ba egg ci sax booy feral moom ngay feralee moo tax nag tey gëma naa ne ku doon feral mun nga di ko wër naan ana mburu mi heureusement tombewul ak àjjuma kon na Momar Ndao grève bi ñetti fan boulanger yi def la ñu defoon mu doon grève boo xam ne nag mel na waajuñu ko parce que loolu dafa jékki-jékki rek dal ci kaw nit ñi bari nañ ci ñoo xam ne tey boo génnee sax laaj leen grève bi ñu ne lu ma bett la est-ce que grève bi am na explication pour yow. waaw xam nga soo seetee juróom at wala juróom-benni at yi passé yëpp chaque année boulanger ni dañuy yokk mburu suñu waxee ñu ne doxul mais ñoom dañ fàtte ne mburu dañ ko réglementé maanaam dañ ko administré ça veut dire que njëgu mburu bi dañ koy calculer sa micro dafa xaw a wàcc boo ko yëkkatee rek mu tolloo ko wax ci voilà très bien merci nga xam ne kon loo xam ne la dañ koy càmbar xool dépense yi ci nekk yëpp fii ñoom ñu toog seeni expert toog ñun suñu expert toog administration ñëpp toog ñu d'accord ci point par point ba wax ne kon mburu nangam la war a jar li nga xam ne moom moo ci nekk mooy actuellement dafa am jafe-jafe bu xam ne moom la ñi nga xam ne ñooy jaay farine oote parce que ñoom nee nañ blé bi dafa yokk suñ yokkul seen farine dañuy perte kon dañuy tëj waaw farine lu muy jar ñu ne 16000 waaw depuis 2017 état du Sénégal bañ defee commission technique boobu ñoom ñëpp ñu bokk ci ñu ngi ko homologué 18000 francs le sac 18000 ñu ne suñ jaayee 18000 dinañ ci génn waaye suñ jaayewul 18000 dañuy perte te kon dañuy tëj bañ tëralee loolu ba noppi ñoom ñu toog lu mat depuis 2017 ba léegi di xëccoo seen biir wàññi njëgu saagu farine bi jëlee ko 18000 def ko ba 13500 maanaam wàññi ci 4500. 4500 oui. ci seen coobare bopp. kon bu fekkoon ne calcul ba baax na. ni kon ñoom ñëpp tëj nañ. parce que calcul bi moo wax ne 18000 lañ ko war a jaayee pour mën cee génn suñ ko jaayewul 18000 dañuy perte. ñoom ñu jëlee ko 18000 ci seen coobare bopp di ko jaayee 13500. kon calcul ba baaxul maanaam avantage na leen. ndax ni kon dee nañ. actuellement mburu bi li muy jar 16500 yi ñuy wax ak 16000 yi nga xam ne moom la ñuy annoncé. état du Sénégal 18000 la leen wax ne mooy prix bi nga xam ne moom lay prix homologué. lu tax ñuy jaayee 16000. lan moo tax ñu sonal nit ñi ci ay wax yi yokk mburu te ñoom ci seen bopp ñoo jëloon initiative wàññi mburu mi ca la nga xamante ne bi moom lañ calculé woon. benn deuxième problème. mooy ñoom ci seen bopp dañ bëgg ñu yokk encore seen bénéfice jëlee ko 2% yóbbu ko 10%. 10%. mënoon ñu jëlee 2%. bi 10%. même actuellement calcul bi nga xam ne moom lañ calculé 5% si lañ wax ne kon léegi mburu dafa war a farine dafa war a jaar 19000 pour que mu mun a méngoo ak li ñuy gagné. mais ñoom bañ calculer ne leen 18000 la farine war a jar. su fekkoon ne suñ ko jaayee 16000 wala 17000 perte. lu tax pendant plusieurs années ñu jaayee ko 13500 pertuñ dara. kon kay ça veut dire que ñoom calcul bi nga xam ne moom lañ bugg a basé wu pour def li nga xam ne moom la ñuy revendiquer ne pour ñu yokk farine bi calcul boobu baaxul parce que su baaxoon ñoom dee nañ bu yàgg. lan moo tax ñoom bañ annoncé loolu. en commission technique ndax dafa am nag commission boo xam mooy surveiller prix yi. commission technique ne leen léegi comme yéen da ngeen a bëgg a indi ay yu bees ba tax ngeen wax ne moo tax ngeen bëgg a yokk dañuy càmbaraat affaire yi dem ba ci seen place yi ngeen di liggéey yooyu yëpp def structure des prix. mais ñoom dañ ne les charges sont lourdes beneen bi ci topp ñoom ñi ngi nekk à perte te nee nañ ba nombre de boulangerie au Sénégal. dafa wàññi non damay njëkk a expliquer xam nga loolu ma la doon affaire farine laa la doon wax. ndax boulanger yi dañ ne non farine dafa bëgg a yokk ñun dañuy yokk nombre de boulangerie na yi ñuy wax yooyu yëpp taxawul. damay joxe benn exemple. mais bu fekkee farine bi boulangerie doxul mais kon kenn du créer boulangerie ñaata boulangerie yu bees ngay gis ñuy créer. mais boo fekkee da ngaa bëgg a jël sa boulangerie ne yow baguette bi rek ngay jaay maanaam mburu bi ñuy ooyee kilo mburu boobu nga xam ne 150 francs lay jaar. moom rek ngay jaay mais doo gagné
ñiy defar boulangerie da ngay defar viennoiserie mooy lépp lu jëm ci ay croissant ak ñoomin seen xeetu chausson pomme ak affaire yooyu tout ça mooy yi nga xamante ne bii yooyu état fixé wu ko soo ko jaayee bu ko clients yi nangoo jënd loolu ngay dindi mu compléter bénéfice yi est-ce que comprendre nga mais bu fekkee ne da nga ne yow boulangerie boo xam ne yow baguette kese ngay defar loolu amul fenn comprendre nga kon ñi jaay baguette kese am nañ raison ni ñoom ñi ngi perte non parce non que boo nee dana war a jële fee di dugal fii ça montre que liñ jot a yor gis ñu seen bopp ñun bi ñu def calcul bi dañ calculer boulangerie boo xam ne baguette kese lay defar ne pour que boulangerie boobu bañ a daanu il faut que prix farine war a nekk maximum 18000 ndax 20000 la 20000 demoon na ba 22000 ñu wàññi ko ba 18000 ñu ne looloo tax kon prix mburu lii la war a jar waaw ñu def ko 18000 prix bi nekk 150 waaw gars yi di wàcc ba 13500 prix bi nekk 150. xanaa kon xanaa c'est logique pour logique bu wàccee dafa war a wàcc parce que intrant bi gën a mag ci li nga xamante ne bi mooy mburu mooy farine te li ñuy annoncé yëpp c'est faux dañuy wax ne bon dañuy defar 250 pain wa yooyu fekk ay 330 pain sax dañ koy génne ci kii bi su ko defee mburu yi ñuy jaay ça ne respecte pas le poids ñun toog nañ réunion parce que dañu wax ne bi nga xamee ne calculer nañ prix dañu wax ne mburu bi bii jar 150 mi ngi war a peser 190 grammes man mos naa ñëw fii nii Walfadjri indi fi balance teg mburu yi ñu koy filmer pour musul mat loolu ñoon réunion boulanger yi gën a bari wax ci boulanger yi muy wax ba ne amuñ balance waaw yow li ngay jaay ci poids nga ko war a jaayee te yow amoo balance du yoon kon léegi yow nooy waxee ne lii ngay jaay respecté na poids bi est-ce que comprendre nga. parce que ñoom léegi ñu jox Sandiogou peut-être mu mun la relancer. parce que man mburu jaaxaloon na ma. parce que man mburu léeg-léeg nga téye mburu moo xam ne woyof gi muy woyof. exactement wax dëgg fa yàlla. mbir moom jaaxal na ma ci mburu te it li nga wax noonu tànk moom laa doon wax ci sooy bu ne bon man damay gis man mburu moom dama jàpp ni boulangerie yi sorewuñoo Gaston dama leen di dimbali. goo xamante ni gii doo bàyyi. Gaston loolu tamit aussi tamit jaaxal na ma mais Mamad. léegi man. le fait que ñoom yéen yow yaa ngi de kii bi dafa waroon yegg 18000. oui léegi mu ñëw ba 13000. 500 maanaam dañoo calculer ñu ne leen 20000 ngeen doon jaayee. waaw mais léegi comme wàcc na ci bitim réew. léegi 18000 ngeen di jaayee biñ calculer su ngeen jaayee lu gën a néew 18000 da ngeen di perte. waaw bañ d'accord ñu calculer 18000. ñu ne kon léegi mburu 150 lay jaar. 150 ndax ci 18000 lañ ko basé. léegi ñoom ñu jëlal ci seen bopp ñoom ci seen wujjee gi ñu wujjee kenn ku nekk bëgg a daane sa morom di wàññi kii di wàññi bañ dem 13500 pendant des années. les meuniers. ñoom meunier yi. wujjee gu ñu wujjee. ñoom ñoo wujjee ba yegg si foofu. waaw léegi te xam nga bu fekkoon ne. te 18000 la état bi homologué. waaw mais parce que 18000 mais man c'est que man grève bi moom kon lu ci yoonu boulangerie yi moom. voilà man loolu moo ma jaaxal quoi. boulangerie yi léegi nag donc meunier yi ne léegi ñoom dañ bëgg a yokk. waaw 19000. te ñoom actuellement ñu ngi jaayee 16000. te kenn forcé wu leen 16000 ndax état 18000 la leen fixé. comprendre nga. waaw mais dañ bëgg a labaj carte gi indi ay problème yoo xam ne taxawut ci dara. yow état 18000 la autorisé. waaw ngay jaayee 16000. ba pare naan non dañ war a yokk jaayee ko 19000 yow ban façon wax ngay wax. comprendre man vraiment seetaatal ak mbir mi rek. man daal affaire bi jaxasoon. comprendre léegi nag boulanger yi ne ñoom comme. gars yi dañ xaw a grève pendant quelques jours ne dootuñ def farine. wala dañuy wàññi seen loxo. ñoom itam ñu ne dañuy grève. ñoom seen grève pour lan la. su mbuxloo yokk lañ bëgg. maanaam dañoo bëgg a raxaloo coow li exactement man affaire bi jaxasoon. mais man grève bi xamul da amul raison. amul raison amul ànd ak Momar. amul raison mooy même ñoom bu dee meunier yi ñi ngi seen logique. même ñoom. bu doon ni danoo toog sax kon ne di lakk la ñuy lakk dafa war a wàññeeku. ok parce que merci ñi leen di jox farine ba jëlee nañ ko 18000 ñi ngi ci grève banque nañ seen loxo. waaw kon ñi defar mburu gis ñu farine mun def lay mburu ñoom même bu grève woon mën nañu xëy lan doon defar ci mburu duñ ko defarati. kon grève bi doo xam ñoom fan lañ ko teg réellement. fan lañ ko teg mais Omar xam nga lu tax man may jox Omar Ndao raison man consommatrice la donc mënumaa faral leen loo xam ne dëgg. dama dégg ci seen biir conférence de presse boobu ñu doon def ki yor kàddu gi bu ne. farine am na farine nàkk na suñu yoon nekku ci dañuy yokk. maa dégg xam nga loolu. borom xaftaan bu vert olivier ko wax xamu nu mu tudd. am naag ñàkk na dañuy yokk ndax ñun attanu charge yi xaw ma lan ak lan. dañoo war a loolu la ñu wax loolu wax ci télé bi ñëpp a ngi koy dégg. dañuy calculer prix mburu
18000 lañ ko defoon. mais Mamar ba yow léegi jarul 18000. nee nañ yow ci ñi ko calculer parce que Mamar yow it loo calculer mu am problème parce que Mamar yow location bi yaa ko calculer te mi ngi di jafe-jafe la nit ñi di dund. yaa ngi ngeen war a wax mooy location bi. di nga fi ñëwaat de location bi. c'est que yow ñu ngi bëgg c'est que man ma jaaxal mooy yow say calcul dafa mel ni day say calcul day ab fooy fausse. bàyyi ko mu tontu. mais il faut mu tontu man il faut mu ñëw ci loolu. Mamar yow calcul mburu bi parce que bu am mburu nee nañ yow. non xam nga ñoom ci seen bopp. waaw dañoo indi seen expert. ñun ñu indi si expert état indi expert am ñëpp toog. ñiy calculer di calculer ne ba ne comme léegi farine bi 18000 lay jar. mburu 150 lay jar. farine bi wàcc ba 13500 xanaa kon kay mburu léegi waroon naa wàññi. mburu kenn fay soxla tool waaw. 4500 moo wàññeeku ci farine bi 4500. mais ñoom li ñu bëgg jafewul de la bëgg à 200 francs boobu gars yi di leen aye alors que ñoom nee nañ mën nañ def variété ci. ma wax la dara format waaw mais Omar li ngay wax nii lan mooy difficile. non ba nga am na problème parce que bi jar 200 bi jar 200 xaaral mën na kon ne di jar 200. déedéet bi jar 150 di ko jar bi jar 100 francs di ko jar. déedéet loolu lañ naxoon état bi waxoon nañ état ni attention bu leen nangu loolu bu ngeen ko defee ñu nax leen. bañ ko defee xam nga lu ñu def. dañuy defar baguette boo xam ne 200 lay jar. waaw ba defar 10 mburu yu 10 francs yu 100 francs yu 150. soo ñëwee mu ne ñi ne jeex na. bu ko defee yokk mburu par force la te baguette yooyu ñuy wax ne moom la ñuy jaayee 200 dafa am poids bu mu war a jar. bu mu tollool te poids ba duñ ko respecté. te état bi ànd na ci. parce que état bi dafa defoon erreur loolu. sew la de wax na dëgg de sew la bu rëy. wax na dëgg de. dañuy ñëw parce que état mais fi dëggoon état bi mooy waruñu ko génnee la baguette à 200 boobu dañ ko yemale ci boulangerie bi di ko fa jaay. déedéet yëpp naxaate la da ngay ñëw ñu ne la 150 amul bu 150 amul il faut nga dem wëri mburu dem jëndi bu 200 loolu la technique boobu lañ def. avec le temps day dem ba bu 150 du amati. exactement loolu lañ defoon ay Jurbel yooyu commencé woon nañ ko def ay yenn zones yi ba tax état dooraat ci table ji parce que en fait ce qui se passe lan la mooy ñoom depuis des années dañ bëgg a yokk ils veulent le beurre l'argent du beurre ak lépp lañ bëgg mënul nekk parce que tey jii boo xoolee. su fekkoon ne dañuy perte tëj nañ bu yàgg. ñoo tëj nañ bu yàgg moom. mais am na yu tëj aussi depuis 5 ans. non entreprise ñaata ñëw. parce que boo xoolee ban concurrence de non ñoo xam Amadou Gueye tey ñoom li ñu fi sujet tamit am na ci loo xam ne am na. mooy boulangerie daf ci am ay boulangerie yoo xam ne tey jii ñu ngi leen di taxawal ci réew mi alors que boulangerie c'est comme la pharmacie maanaam dafa am benn distance bu ñu war a respecter entre une boulangerie ak beneen. mais ñoom la fii depuis quelque temps loolu kenn respecté tu ko am na ñu ne. ay bailleurs ñoom ñoo jugee ci état bi ñoo sumbaloo ci marché alors que yow en tant que consommateur. te xam naa ne techniquement xam nga ci dara yooyu dañ ko waroon di respecter pour permettre. boulangerie mais ñoom boulanger yi ñooy def loolu xam nga tam je vous donne un exemple xam nga dañu wax naan ay boulangerie ñuy kaas naan lu tax ñu jaay boulangerie ci mburu yi ci boutique yi. boutique yi. mburu ci boutique yi su fekkee boulangerie bi da nga ne daf ne léegi yow mburu dootuñ ko jaay ci boutique bi. waaw. te léegi boulangerie bi deful kiosque nooy def yow booy bëggee jënd mburu foo amul boulangerie da ngay dem mburu de façon doo dem comprendre. ñoom aussi de chaque fois keroog bi ñu ñëwee wax nañ ci ki fi ñëwoon waxoon na fi parce que li nga waxoon sax si yokku 200 francs yi. bu juumul ko ma saa ko ma am na ko xool si indi woon pour wane ne buñ kiiwut buñ defee 200 yi dina tax. dinañ denc yenn yi non pour li nga wax foofu. voilà li nga wax foofu laay réconforté. voilà naxaate la wax ñoom tamit dañoo posé woon beneen question waxoon ne aussi intermédiaires yi tamit day yàq seen kii. léegi mburu li ko boulangerie bi di jaayee ki koy yóbbu. ay 125 la ñun lépp calculer nañ ko transport bi tout. léegi su ko defee moom léegi su fekkee moom jaayatul boulangerie yóbbootul mburu bi ci point de vente ba. ba pare bëgg nga ñëw ci bitigam jënd ko fa moom ci boulangerie nga jënd ko fa 150 lay duggaat. est-ce que yaa booy def frais. kon kay normalement da ko war a wàññi dama la ko war a jaay. mais léegi yow li nga ñu expliqué nii defe naa ni sénégalais yu bëri aussi xamuñu ko ci woon. exactement kenn comprendre ko ci. exact léegi nag bu fekkee yéen da ngeen a dem en fait du yow mais état bu taxawee fi mu taxaw ndax moo leen di yàqal Momar daa yërëm consommateur yi mais Momar bu fekkee ni ñoom dañu campé ci seen décision état bi aussi wax ngeen leeral lii ñoom ñu taxaw fi ñu taxaw mais à la limite depuis des mois ñi ngi réunion nañ ak ministre du commerce ak ministre des finances ak boulanger yëpp waaw ñu def état nee na leen man lépp loo mu mën sur le plan fiscal danaa leen ko defal TVA 0%. lu ne defal naa leen ko lu ne ba léegi nee na leen léegi xalaat leen ban solution lañ mën a def sur le plan fiscal pour que seen entreprise yi ñu bàyyi leen ay taxes. xam nga luy dëgg
na Sénégalais dellu di ndekkee fondé c'est lii tout mooy dëgg. loolu rek la. loolu rek la lu ne loo xalaat man kenn ma jàpp otage état def na ko. quand même. waaw léegi lan lañ bëggati encore lan lañ bëggati. voilà la situation. fond nañ leen dellu ci fondé bu mburu amul. ñu dellu ci fondé c'est très poste day génn non c'est vrai non. fondé ngay dégg. saa man mi fondé laay on prend la amul c'est bon amul merci. dama ni bu fekkee ni mënuñu juboo man j'ai été clair dama ni bu fekkee mënuñu juboo ñoom ñu campé ci seen position. na Sénégalais yi dellu ci fondé. waaw waaw. oui le problème c'est tout ñun loolu lañ wax. mais Momar kii la ci consommation locale bi est-ce que variété pain yi war nañu ko changer ba ñun sunu denrées yi ñuy am fii ñu mën di utiliser ay mburu dugub ak mburu leneen ak leneen mais fii est-ce que tamit les consommateurs amuñu une responsabilité mooy ñàkk gëm seen bopp jël lépp wekk ko ci blé bi aussi. waaw c'est vrai que effectivement tam bu fekkee ne da ngaa bëgg a lekk bi jéggaani bi booy jéggaani da ngay sonn. loolu moo ñu dal ci affaire blé yeeg yooyu. mais c'est que am na farine yoo xam ne mënoo koo defaree moom kese il faut nga boole ci dara. pour que foog nga boole ci tuuti loo xam ne day tax mu mun a lever quoi sinon dafay dis trop. donc am na pourcentage boo xam ne moom ngay dugal si ay farine locales yi pour que mu nekk mburu boo xam ne dina xaw a nuru comme mburu traditionnel ni ñu ko xamee. non mais c'est que Omar. Momar Ndao duñu yem ak moom ci mburu kese. parce que location il faut ñu ñëw ci. parce que location yaatu na de. non mais moom wax yow mënoo moom moo ko calculé woon mën a goo ci wax. moom calculé woon location non may ma xamoo ci dara. non moom moo calculé woon location mais Momar. location bi sa calcul bi baaxul. parce que mu indi problème bi nga xam ne moom la ñu nekk nii. kan bailleur bi génne man de xaw ma waaye déglu ma rek bailleur bi génne waa ji. amoo ci expérience. ba noppi yokkaat prix bi. léegi pause waaw léegi pause. waaw xam nga da nga ne bailleur bi génne waa ji. waaw bailleur bi mënul génne waa ji lu may waa ji nekk dans des situations particulières. maanaam nga bañ a fay. déglu ko. bu dee yaa ngi fay normal. pour mu génnee la. c'est tellement compliqué. maanaam tey mu ne dafa soxla kër gi. d'abord ma expliquer dara koo xam ne yaa ngi ci location di fay. su borom kër ga faatoo sax location bi du arrêté. suñ jaayee kër ga tam location bi du arrêté mënuñ laa génnee parce que borom kër gi dafa faatu wala borom kër gi jaay na kër gi. lu tax parce que noonu la. même su ko jaayee même su ko jaayee. léegi nag su ko jaayee borom kër gi bu ko récupérer kër gi dafay wax damay demander pour dëkk ci man. waaw su boobaa da lay bind benn lettre par voie d'huissier mais day xaar ba nga toll ci li nga xam ne moom lay wax période triennale. maanaam tey jii ku dugg 2017 1er janvier 2017 1er janvier 2020 ci ngay am 3 ans. su borom kër gi gaañoo par exemple wala mu jaay kii bi 1er janvier 2000 quelque chose. comprendre waaw il faut que mu xaar ba 6 mois avant anniversaire 3e anniversaire bi pour mu mun laa jox congé bi. ne la nag prochain anniversaire bi ci le 3 ans yi yooyu di mot période de 3 ans boobu. su ko defee nga delloo ma kër gi. mais bu ko ratee au lieu mu jox la ko 6 mois avant bu la ko joxee 5 mois avant. day xaaraat beneen période de 3 ans maanaam pour mu génnee ko problème benn. te du fay. ñu koy day fay période yi ngay tëdd da ngay fay. day fay mais nit mënul génnee locataire lu may pour dugal ci moom doomam nit ñi xamuñu lii. wala doomu jabaram ñoom ñi ñoo consommé kii wala baayam moom wala ndeyam wala ndeyu jabaram wala bàyyi jabaram. mënul génnee sax locataire pour dugal seexandoom xam nga kon génnee locataire lu jafe la. beneen bu fekkee da ngay tabaxaat benn yoon rek la tabax benn rek la yoon nangu mooy nga rajaxe kër gi tabaxaat ko maanaam démolition reconstruction te période boobu kii rek moo fay dëkk gardien. te boo rajaxee ba tabaxaat ka fa dëkkoon mooy prioritaire. mais bu dee. léegi nag su dee génnee nga waaji su dee génnee nga waaji waaw damay expliquer parce que nit ñi il faut ñu xam seen droit. su fekkee waaji daf laa génnee. dugg moom même pour mu génnee la sax lettre ba da ciy bind ne Moustapha Diop mii nga xam ne sama doom la. nee la tel joxe filiation moo fa nar a dëkk wala man mi maa fay dëkk. su fekkee dafa bëgg a wax ne damay tabaxaat. day wax architecte bi diw la adresse am lii la wala entrepreneur bi diw la adresse am lii la. léegi nag su fekkee respecté na noonu yooyu ba juróom-benni weer yi passé. moom buy ñëw di jël si kër gi su fa dëkkee moins de 2 ans. génnaat da lay rembourser 2.400.000 bu doon ne 100.000 francs nga doon fay loyer. 24 mois de loyer. bu fa dëkkee génnaat. su la waa ji génnee pour dugal keneen. maanaam tey jii. waaw waa ji ne la damaa soxla kër gi. waaw dugg fa moom effectivement may la 6 mois yi yëpp mu respecté yëpp. bu fa dëkkee. 2 ans génn bu fa dëkkee moins de 2 ans. yoo xam ne bu defee 1 an 6 mois. wala 1 an wala 6 mois wala dara. mu génn dina la rembourser 2.400.000. su fekkee daf laa génnee nga génn mu dugal frère am. waaw dana la rembourser 2.400.000. su fekkee dafa ne dafay rajaxe
mu génneel la rajaxewul dina la rembourser 2 400 000 su rajaxee ba pare te joxaatu la ko yow mi nga xam ne yow yaay prioritaire dina la rembourser 2 400 000 mais liñ leerul yéen li ngeen di wax waaw mais Momar communiqué wu leen ci mais Momar yéen lu tax du ngeen ci ko du ngeen ci communiqué nit ñi xam ko chaque jour ñu ngi expliqué fu ngeen di expliqué Momar xaaral ñu wax la Momar dañuy gis ay cas yoo xamante ni man sam benn xarit borom kër gi nee na ko nañu dem parce que dafa war a def ay clinique am beneen bi mu ne ay doomam dañoo war a ñëw dëkk ci beneen wàll gi beneen bi waaw nit dalay wax ni génn leen damay defar sama kër waaw nga génn non seulement dañuy wut ñeneen locataire mais dañuy doubler ku ko def dina la rembourser 2 400 000 mais xanaa day fekk nga xam fooy dem topp leen dem pour ñu mais def ko foo leen di toppee mais ñëwal soit nañ ñëw ci ñun wala nañ dem domaine wala nañ dem justice dans tous les cas waaw loolu mooy li yoon wax léegi tey jii par exemple location boo ñëwee di dugg si waa ji dafa laa war a jox benn feuille boo xam ne moom la ñuy wax surface corrigée maanaam wane ne yoon moo wax nii lañ ko calculer nii laa ko calculer moo tax loyer bi nekk 150 000 su la ko joxul boo ko attaqué dina la rembourser 200 000 te buñ gisee ne njëg gi nga xam ne moom la lay loué moo ëpp li nga xam ne moom la doon loué supposons mu lay loué 150 000 te 100 000 la waroon loué waaw 50 000 yi mu jëloon ci yow yëpp depuis des années dala koy rembourser te il risque la prison waaw il risque 3 mois de prison mais Momar léegi loolu noonu ñan la nan la yow Omar Momar il faut muy def Omar bu fi laaj loo laaj c'est très important Momar loolu dafa la war a leer amoo ci expérience yow déglu non rubrique loyer dafa war a am Momar loolu il faut muy def rubrique loyer mu ñëw di ko animé defal loolu di leeralal Sénégalais pour nit ñi xam parce que nit ñi ngay expliqué nii xamuñu ko non c'est très important non mais xam léegi yow bu fekkee jox nañ la appartement wala kër léegi pour nga xam ni respecté nañ normes yeeg mesures yeeg yooyu bu ñu ñëwee ci yéen di ngeen ñu boole ku ñëw vérifier ñu ko voilà léegi yoon may na la nga dëkk ci benn kër 10 ans wala 15 ans wala 20 ans nga ne man daal yaakaar naa waa ji li may luwee dafa seer soo demee ci juge bi wala nga dem domaine dañuy calculer waat prix bi dañuy ñëw def surface corrigée su gisee ne yow 150 000 la lay luwee te 100 000 la waroon luwee 50 000 yam jël yëpp dala koy rembourser dala koy fay maanaam lam teg ci léegi cherté bi nag cherté bi lu ci président waxaat parce que il paraît que fan yi passé waxaat na léegi nag waaw président dafa wax ne waaw yow ministre du commerce ak yow ministre des finances parce que li nit ñi xamul mooy affaire loyer ministère des finances moom la moo ko war a lijjanti waaye ñoom dañoo xawoon na nëbbatu rek depuis 2014 ba léegi mosoo leen dégg ñu wax ci affaire yi mais ñoom surface corrigée yeeg affaire yooyu yëpp ñoom ñoo ko yore léegi nag moo tax président ne leen yéen ak ministère du commerce fexe leen nu ngeen gaawee lijjanti loo xam ne pour régulation loyer nit ñaa ngi bëgg dee parce que loolu mooy problème bi ndax tey ji boo xoolee ñu bari ñi am jafe-jafe mooy dañoo génn ci kër bu ko dem feneen mais ña nekkoon ci kër waaw te fekk wàññi ba fekk leen fa ñu ngi fay loolu ba léegi mais nag yoon nee na bu ngeen toogee ñetti at am na droit ñu xoolaat prix loyer bi mais bu boobaa bu dee kër ga matul juróom-ñeenti at maanaam kër gu bees la 15% rek la mën a teg maanaam bu doon 100 000 la 15 000 rek la mën a yokk mais bu fekkee kër ga dafa ëpp 9 ans 10 000 la mën a yokk bu dee 100 000 ngeen doon fay maanaam 10%. léegi ñu ñëw ci problème mu caution 4 mois. lii tamit ëpp na nit ñaa ngi bëgg dee. déedéet du caution bi mooy 4 mois. yoon dafa wax ne. waaw kenn amul droit laaj caution lu romb ñaari weer. 2 mois. caution boobu nag yow yaa ko moom. waaw maanaam yow da ngay jël xaalis boobu teg ko fa pour en cas bu dee kër ga. xam nga kër boo ciy dëkk day sonn di caabi yi yàqu ay bagages am na yu bari yu ci mën a yàqu. léegi su ko defee booy génn waa ji. day defaraat peinturaat affaire yeeg yooyu defaraat état des lieux pour xool su fekkee ne am na lu ci yàqu. mu dindi ko ci 200 000 yooyu bu dee ñaari mois de loyer 100 000 nga joxe. bu ko defee li ci des mu delloo la ko. loolu mooy caution bi yaa ko moom. donc yow nee na mën nga laaj ba 2 mois mën nga laaj 1 mois comme mën nga bañ a laaj caution. léegi 4 mois yi lu ci président. waaw moom la ci loolu laa nekk léegi 4 mois xam nga léegi 2 mois yooyu. waaw mooy 2 mois de caution. mais dañ ne le loyer il est payable d'avance maanaam da ngay fay ba pare doog a tëdd. waaw maanaam doo xaar ba tëdd ba pare doog a fay. xam nga kon di nga fay 1 mois. muy 200 000 plus 100 000. pour kuy fay 100 000 par mois. donc muy 3 mois. ñu ne aussi ki nga xam ne mooy agence bi war nga koo fay moom itam commission d'agence. commission d'agence bi soo jëlee loyer annuel bi. da nga koy diviser par 12. su ko defee moo day nekk 12% du loyer annuel. muy 1 mois de loyer. donc 1 mois boobu mooy agence bee ko moom.
1 mois bi mooy bi ngay fay pour tëdd. ak 2 mois yi nga xamante ne bi mooy yaa ko moom sa caution la moo tax muy nekk 4 mois. mais nekkul ne dañ ne la indi 4 mois de caution déedéet. 2 mois de caution la deuxièmement. kenn amul droit ne waa ji jox ma sa bulletin de salaire sinon du ma la loué. kenn amul droit ne la man du ma luyee jigéen ñi. agence ba ca parcelle day laaj bulletin de salaire du ma luyee sénégalais. wala du nga ñëw nga xool la mu ne du ma la luyee. parce que borom kër yi li ñu xamul mooy ñoom ay commerçant lañ. commerçant amul droit def li ñuy wax refus de vente. maanaam tey jii parce que neexoo ma wala parce que nangam wala parce que nangam du ma la luyee loolu c'est interdit. képp ku ko def bu ngeen demee service régional du commerce ñuy verbaliser. léegi gannaaw wax nañ ci bailleurs yi nañu wax ci ñi nga xam ne dañuy dëkk kër jaamur ay 4 mois. loolu tam dëgg wala ñu dëkk bu ñuy toxu sax duñ ko wax bailleur bi. ñooñu aussi dañuy tooñ. loolu tam dëgg la dañuy tooñ ñun tey jii bailleur boo xam ne da ngaa am waaj yoo xam ne dafa neex dëkkal. waaw ba nga xamante ne bi moom day am xaalis sax du la fay. day am ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe mais day am na ci ñoo xam ne dañuy am xaalis sax duñ nangoo fay. su bailleur bi gentil rek dootuñ ko fay. te am na bailleur yoo xam ne dañoo gentil da ngay gis ay bu fête amee sax ñu xaw laa may benn. mais am na ñoo xam boo leen ko defee rek yow jeexal nga dootoo laal dara. mais Momar am na ñu ne da ngay défendre nguur gi de. parce que bu ciment yokkee kay luyaas war a yokk te ciment. déedéet léegi xaaral ma wax la dara. dafa am lu ñuy wax ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie. moo def benn étude mu ne. si période bi. li ciment yokk li lépp banque bi yokk li fer yokk ak yëpp boo ko dajalee. 44% la. xam nga kon c'est normal ñu ne kon yokk na 44%. waaye dans la même période. li nga xam ne moom mooy loyer mi ngi yokk 256%. kon kenn mënut a annoncer ne parce que prix ciment dafa yokk. deuxièmement agence de la statistique moo ne. 52,5% ñi nga xamante ne bii ñooy luye kër yi. jënduñ ko dañ koo doon. waaw maanaam defuñ ci njëgu ciment. ñu ne 2,5% yi dañ leen koo may. kon ça veut dire que 55% maanaam téeméer boo jël juróom fukki ak juróom. li ñuy luye ni nekkul loo xam ne seen xaalis lañ jël di dem di leb banque ak di tabax pour kii ko. waaw kon ñi ngi reyaate te fekk ne ñoom defuñ dara ci xaalis. boo waxee bu nee wàññi loyer bi ñu ne. moo génne xaalisam lim ci dugal dafa bari daf ko war a récupérer. lépp nguur gi wax. loyer bi war ngeen si gaaw nguur gi wax. ñoom ñoo indi situation bi parce que bëri na ci bailleur yoo xam ne ñoom ñu war a régler problème bi. waaw ñoo moom kër yi. waaw beneen bi ci topp mooy nguur gi. loolu man mi maa ko wax. teg nañu ab loi. waaw loolu man mi maa wax. ñoom ñu war a régler problème bi. ñoo moom kër yi. man wax naa ko mooy question bi mooy li ma njëkkoon wax sànq. xam nga sànq maa ngi wax ma ne leen. yoon dafa wax ne ministère des finances loi accompagné wuñ ko nguur gi. waaw sonal lii bi li fi am yëpp. waaw non en fait actuellement. li nga xam ne moom la ñu war a def. mooy état dafa war a taxaw nag ne man état nag maa ngi nii ku jàdd yoon ma dóor la. wax dëgg yàlla. loolu moo xew. loolu pour mu mun a ne dafa am ministère boo xam ne loi yëpp dañu wax ne moo ko war a gérer mooy ministère des finances. direction des domaines. ñoom ñoo yore affaire yi loyer yi ndax mus ngaa dégg directeur de domaine depuis 2014 waxuma sax 2014 depuis. mus ngaa dégg directeur de domaine bu wax ci loyer. duñ ci wax sax sincèrement yaa ma ko xamal ni ñoom. voilà exactement. ñoo war a lijjanti loolu. léegi erreur bi nga xam ne sax moo nekkoon erreur à la base mooy même loi bi nga xam ne moom ñun biñ defaree loi bi ba pare. ministère du commerce moo dem yóbbu ko assemblée te ministère des finances moo ko waroon yóbbu assemblée. léegi nag su ko defee ministère des finances ñoom ci seen bopp dañoo croiser les bras mel ni nekkuñ fi. waxuñ ne kii parce que mënuñoo wax d'accord uñ ndax loi la boo xam ne ñëpp a ko voté assemblée opposition comme majorité. léegi ñoom dañoo kii rek. xam naa fa la ñuy tëjee Momar kañ ngay dellu si bu la wooyee nga ñëw. il faut que mu def. looy bi foog ñu xuus bu baax a baax. man moom di ñëw ci seen o laay waxtaan ak moom seen o man sama problème seen o la. waaw seen o yooyu yëpp am na problème ñun seen o vérifié nañ compteur yi. am na benn marque bu tudd Itron moom baaxut respecté wu. admiwul Itron admiwul. dem xool admiwul maanaam. moom a day ñëwaat semaine prochaine. daal vraiment doon di am kontaan ñëw fii toujours rek fii sama kër la. di wax ne rek ku xamul dara man ñun li ñu wax nit ñi rek mooy kuñ ne génnal bañal ba ñëw ci ñun ñu xool ndax. am nga léegi yéen ku nekk ci mbedd mi di la seetaan nii ci télé bi soxla leen ban numéro la am nañ benn numéro suñ secrétaire permanent loyer lay lijjanti suba midi ngoon 617 677 95 91 nii dañuy accompagner nit ñi ba tribunal 77 677 95 91 monsieur Ba d'accord waaw donc ñu ngi daal
ñu ngi ci suba ba ngi daal di leen jàppale. d'accord waaw merci vraiment. beaucoup Momar Ndao président bu ASCOSEN ñu koy jaajëfal bu baax a baax li may wax ne c'est un bon client loolu dëggal na ko ajaratu ko kaddu gaangoo. ayca invité bu ne ñëw na fi bu yëpp neex na waaye bii moom daa laal askan wi te dafa sonal askan wi jamono ji ñu toll muy mburoog loyer mi ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal moom Momar Ndao ASCOSEN di président ba ñu ngi koy jaajëfal du maître au ci ñu dem ci régie ba dellu si